internetu Dakar Buzz nuyu naa leen bu baax a baax di am mbégte mu rëy jonowaat ak yéen waaye di gën a am mbégte ci sama gan bi nga xam ne moom laa fi dalal tey muy Thiat bu Y'en a marre Thiat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ñëpp ñuy seetaan Dakar Buzz. di la jaal d'abord ci li ñu bokk nakar bi fi wàcc tey ñu la nekk génn àddina Lamine Diack ñu di ko masaw sénégalais yëpp. waaw ñu ngi koy jaal toute la famille sportive du Sénégal di ko jaal ay mbokkam di ko jaal àdduna bi yëpp ku ne xam ne li mu def ci àdduna bi yëpp duñ ci dellu si waat di wax rek yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla may ñu ay atam et puis saraxam yàgg ci suñu loxo et puis lépp li mu jot a def lu baax ci réew mi ñu magnifier ko nit ñi fàttaliku ne ay nawetaan mouvement associatif li mu def ci sport li mu def ci athlétisme au Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp na ko Sénégalais yëpp fàttaliku magnifier ko voilà. d'accord tey ñu fas yéene waxtaanee ponk yu bari notamment ndajeb dox ñaxtu bi nga xam ne woote ngeen ko le 10 incha allah ndax mën nga ñu dikkalaatal ci anam wi ngeen yëgee génnu kaso ki nga xamante ne nii mooy Thierno. waaw dañu dem visite ci biir fële Rebeuss pour seeti kilifa. On s'est rendu compte que bàyyi nañ Thierno Amadou Diallo ce qui est normal parce que sénégalais la comme tous les autres sénégalais yu demande liberté provisoire ñu war la ko mën a accorder comme ci kaso bi jàpp nañ ne am na ñeneen ñoo xamante ne nii war nañ leen a mën a jox liberté provisoire parce que répondre nañ ci normes yi tax ñu koy joxe te xëy na joxuñ leen ko mais liñ ci taxaw seetlu rek mooy ne comment se fait-il que ñu mën a jox Thierno Amadou Diallo liberté provisoire te joxuñ ko kilifa. yan garantie la Thierno Amadou Diallo gën a am que kilifa on s'est rendu compte que ci li ñu dégg ci ay sources que ne dafa dem au chantage au clash ak ñenn ñi entre guillemets ñu siiw ñu am doole ci appareil judiciaire bi xamal leen ne su ngeen ma bàyyiwul xëy na danaa fësal part de complot bi am ci mbirum vidéo yi ak yeneen yu ni mel donc xëy na loolu mooy garantie bi mu am de plus que kilifa pour moom ñu gaawantu libérer ko génne ko mais comme tout Sénégalais bu demande liberté provisoire war nga ko am mais liñ ci ñaawlu mooy mënuñoo comprendre ñu may ko moom xañ ko kilifa. anam bi ñu ko defee. d'accord apparemment libération moom dañ ko def en catimini. dañ ko nëbbatu yéen nan. waaw mooy dañ dem fekk buñ ci dajul woon xëy na duñ ko yëg. jàpp naa ne même presse sénégalaise bi ñun ñoo leen ko yëgal donc fekkee moo tax ñu yëg ko buñ ko fekkee wuloon xëy na sénégalais yi duñ ko xam. voilà d'accord bokk na ci charge yi nga xamante ne nii tege woon na ci ndoddam muy vol bi ak collecte de données à caractère personnel bi xamoo leen ba tey ban moo tax ñu libéré ko si. non en fait il faut nga comprendre que ne Thierno Amadou Diallo mi ngi woon ci biir kaso bi même bi vidéo yi di génn moom mi ngi ko fekk ci kaso bi ñu ngi ko jàpp pour vol à main armée fële ci Almadi ñu daan ko ci ñaari atu ferme ñaari atu sursis ak 2 mois ferme mu waroon a génn le 17 septembre passé. ça veut dire que moom vidéo yi bi ñuy génn sax moom fekk na ko ci biir kaso parce que moom ñi ngi ko jàpp le 14 juillet vidéo yi ñi ngi commencé génn le 23 juillet kon penam bañ ko ca daanoon moom pare woon na ko maintenant en ce qui concerne la plainte de kilifa amul benn jéego buñ ci tegagum lu mooy ne déglu nañ ko moom Thierno Amadou Diallo mais fësalaguñ ci dara donc ñun mun mu la wax fu plainte boobee toll à l'heure actuelle à l'état actuel kenn xamul fan la plainte boobu noonu toll quoi. d'accord waaw. bu weesoo loolu gis nañu heure bu ngeen defee sortie da ngeen di jël lépp rek xëpp ko ci ndodd njiité réew mi Macky Sall te moom ci génn bu mu mujjee def wax ak waa cadre unitaire bu l'islam nee na carrément yenn arrestation yi ci presse bi la koy yëgee lan moo tax ngeen bëgg a jël lépp xëpp ko. waaw déjà je pense que c'est l'homme le plus informé au Sénégal su ne yenn yi ci presse bi la koy yëgee kon man damay jaaxle damay jombi ci Sénégal. su demee ba président de la république ne man ci presse laa yégee mbir kon réew moom bu yeboo ñu xam ne réew moomu amul benn sécurité di dëggal encore une fois ñaar benn bi mooy tappale la ak lay wa ilaa manque de sérieux la ak ñàkk a fonk sa réew parce que nag munoo à la seconde Kobe Bryant dee na à la seconde même pas 5 minutes Macky Sall tweeté leneen lu xew ci bitim réew balaa moo toll fenn Macky Sall tweeté na ñaawlu ko Charlie Hebdo Macky Sall tweeté na daw ñu jàpp ay nit ñu toll ne dayoo kilifa ci dëkk bi nga ne yow yëgoo ko wala ñu oo Barthélémy Diaz nga ne yow yëgoo ko xam nga kon yow fonkoo ñu loolu dafay dëggal ne kii fonkut ñu joxut ñu cër. intéressé wuñu kàddu yi nga xamante ne biral na ko daal da nga koy dàq ba mu set. mais amul. gëw ma ko boobu. d'accord man gëw ma ko.
d'accord sa droit la gëmoo ko donc dañuy dépasser étape boobu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy mouvement Y'en a marre tey jii 2 de vos membres sont dans le viseur de la justice gën nañu gis mouvement Y'en a marre muy participer comme ni mu waree ci yenn activités yi nga xamante ne wala yenn dox ñaxtu yi am ci dëkk bi est-ce que après crise bi mën nañu croire que ni mouvement Y'en a marre dina survivre. Le 5 mars kan moo appelé à manifester la dernière fois. mais ni ñu leen doon déggee lañ leen déggee maa ngi ñëw ci lan nga ñuy déggul jox ma benn exemple ci benn mbir bu xew ci dëkk bi par exemple dañu doon gis mouvement Y'en a marre instant bi mën nañu ne bu ñu nee mouvement Y'en a marre rek Kilifeu ak Simon la ñëpp seen xel di dem parce que bi ñu nekkee kaso ba léegi am na activité yu bëri yoo xamante ne ni déggatuñ leen si comme quoi que Kilifeu bu dara yënguwaan rek da daan génn wàcc sur le terrain ànd ak population bi manifester atmosphère boobu noonu la ñu gisatul ci mouvement Y'en a marre. kon depuis 2 mois lañ ko gisul quoi. boo ne bu fekkee parce que Kilifeu 2 mois la def moom Simon ci biir kaso bi. boobu ba tey de gisuñu. depuis 2 mois kon nga. ni ñu leen doon déggee auparavant. non damay bàyyi sa internet yi ñoom ñu juger seen bopp bu fekkee ne depuis 2 mois lañ ñu déggul ak depuis 2 mois qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays boo xam ne nii waroon nañ ci am taxawaay amuñ ci taxawaay wala lan moo fi xew lu waroon na wax tax Y'en a marre jóg te jógu ci donc askanu Sénégal ñoom mun nañ juger seen bopp. d'accord si sa ay droit la ba tey donc dañuy ñëw ci li nga xamante ne nii mooy Kilifeu sa naataango anam wi nga ko fekkee kaso naka la def parce que foroon nañ ci weewu bay jamono yi weesu ne janoowam bu mujj ak ki nga xamante ne nii mooy àttekat bi dafa jooy akkan wax que ni doomam bu jigéen lekkatul naanatul yan éclaircissement nga ñu mën a andil ci loolu. non loolu du ma ci tontu waxu caaxaan la du ma man encore une fois je ne perds pas mon temps ci ay détails tu vois Kilifeu bi ma xam bi ngeen xam bi Sénégalais yi xam nañ ni mu mel donc loolu ay détails la ku mu neex nga wax lu la neex ku mu neex nga expliquer lu la neex du dëgg daal mais non Kilifeu combattant la. Kilifeu c'est pas la Kilifeu bi mu amee 15 ans lañ ko commencé tëj wala la ñu fàtte loolu 15 ans lañ ko njëkk a tëj Kaolack lañ ñu tëjandoo Kaolack donc du dem ba am 40 ans ñu naan ma ñu may wax yenn yi ma ci taxaw sax di perte temps quoi. d'accord dégg nañu sax ci sa benn interview bu récent nga ne Kilifeu ci boppam da leen di inciter à ce que ngeen gën a xuus ci élection yi di ñëw. bien sûr son message a été taxawaay bi ñuy am tout le temps ci élection bu munti am bii nañ fexe mu gën a jëmm mu gën a fës ñu fàtte ne moom mi ngi foofu ci kaso bi c'est un combattant et que à chaque fois qu'il y a des batailles mun nga perdre un combattant parce qu'il est mort wala parce qu'il est blessé mais du tee le combat continue sur le terrain et li Y'en a marre war a def mooy surtout gën a focus ci élection yi et ñi ngi ci loolu d'ailleurs on a lancé le programme tànn sa maire bi nga xamante ni dañu war a dem ci yenn gox yi ñu ciblé pour toog jàkkaarloog candidat yi ñu wax ak askan bi ñoom la mooy seen programme quoi pour mu leer. d'accord ci élection yi. gannaaw trahison bi nga xamante ne nii dund ngeen ko ndax entente bi war a am biir Y'en a marre mu ngi am ba léegi. trahison de la part de qui. Thierno. mais Thier bokkul Y'en a marre Thier xamul sax Y'en a marre Thier c'est un ami c'est un ami d'enfance de Thiat et Kilifeu. Thier bokkul Y'en a marre donc il faut il n'a jamais xamul sax waa Y'en a marre. mais ñi nga xamante ne ni dañuy dégg heure bu ñu déggee dañuy naan ko rek seen mbokk la seen biir la ñoom ñoo joxe seen biir. non c'est tout à fait faux Thier sama xaritu bopp la ak Kilifeu dafa mel ne ñi ma amee ñi may xam soo ma xamee nit logiquement su ma yàggee fréquenté mun na am du ñàkk mu xam kenn ku bokk Y'en a marre ku may àndal wala autre chose noonu tax mu xamee Simon mais bokkul Y'en a marre xamul sax Y'en a marre. xamul sax fan lañ dëkk. mais si biir kuréelu Y'en a marre mosul am des gens yu ñu écarté comme ça pour des mêmes raisons. bon yëguma ko. yëgoo ko maanaam daal entente bi amoon bi mës a am avant Kilifeu di nekk prison ba léegi mu ngi am. yàlla nañu yàlla sàmm suturaal ñu di ñu yokkal di ñu dimbali ak musal ñu cat ñu ngi ànd di dem boobu ba léegi ça fait maintenant 11 ans ñi ngi ànd 11 ans du ñaari fan. coup bu nekk jël nañ ko wax bu nekk waxal nañ ñu ko lu nekk sosal nañ ñu ko lu nekk créel nañ ñu ko terewul ñu ngi nii taxaw on est là on est debout donc yàlla nañu yàlla musal lafal ñu ci cat je touche du bois alhamdulilah. d'accord bëggoon naa également xam yéen waa mouvement Y'en a marre yan information ngeen am ci presse bi ba à chaque fois bu ñu waxee waxu Kilifeu bi rek da ngeen di waxaat da ngeen di bamtuwaat que ni am na ñeneen si nga xamante ne ni ñoo nekk ci presse bi ñu corrompre leen nii di dal seen kaw lan mooy juste dit li man personnellement Thiat li ma wax je l'assume. xam nga du man du tey laay ñàkk a assumer samay propos. Alors ce que j'ai dit clairement mooy que ne y a eu une volonté manifeste de nuire à travers une certaine presse du ma fi nekk di wax Modou la wala Pathé parce que la presse elle joue son rôle elle veut du sensationnel elle veut vendre elle veut faire rôle am la kenn bañul presse bu wax kenn bañul presse bu bind nañ continuer di bind nañ continuer di wax
li ci ñaaw rek mooy wax lu amul parce que boo nee Y'en a marre au cœur d'un trafic alors que du Y'en a marre te nga xam ne benn nit nga mën a wax mënoon nga tudd nit boobu mais nga bëgg laaxaale si loolu la ñuy wax ne c'est vraiment pas c'était pas bien mais amuñu problème ak benn presse bëgguñu am benn problème ak benn presse parce que la presse c'est des partenaires en réalité c'est eux ñoom ñooy fësal ñun lu ñu nekk di def c'est des gens yu war a def seen liggéey parce que presse bu amul ci réew moomu du am démocratie réew moomu du dox mais malheureusement presse bi bu mu nekk à la solde de X ou de Z na nekk une presse indépendante et libre mais bu ñu waxantee dëgg su fekkee da ngaa bëgg a nax sa bopp pour gëm ne yow dans ta tête que ne presse bi y a pas une certaine presse qui est manipulée par le pouvoir ou une autre presse qui est manipulée par d'autres personnes kooku dama la koy accordeel mais yow boo wéetee ak sa bopp teg sa micro sa caméra fay xam nga ne yow li may wax am na wala amul. d'accord loolu moom ba tey xam naa dañuy bàyyi rek ñuy seetaan parce que non seulement li nga wax nii du ma mënuma ko dëggal que mënuma ko bañ a dëggal parce que mënuma ne fekkee naa ay agent de presse je sais pas yoo xamante ne nii corrompre nañ leen wala dara donc je pense que dañuy dem dépasser étape boobu noonu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy charte de non violence bi ñu bëgg a signaloo ñenn ñi ban jàngat la ci Y'en a marre am. waaw loolu lu baax la charte non violence lu baax la. mais sauf que ni nga ko waroon defee xëy na dañ jàpp ne defee wuñ ko noonu parce que balaa ngaa signer charte non violence da ngay régler li fi indi woon violence ba pare te li fi indi woon violence régler wuñ ko mais parce que nguuru Macky Sall moo yore armée yore police yore renseignements généraux yore ay nervi moom kese moo violent moom kese mooy dóor mooy jàpp mooy tëj mooy xoqatal mooy ciital ñeneen ñëpp ils ne font que prendre des coups du pouvoir donc ñi organiser charte bi bu ñu demoon jokkoo ak nguur Macky Sall wax ko dëgg déjà on vient de mars il y a eu 14 morts amul enquête ba tey barki dem boo Ndiaye gis ngeen li ñu def Guy Marius Sagna dóor ko ba mu loof ci kanamu ay gendarme ñu filmer ña ko def jël vidéo yi jox ko jébbal ko yoon moom sax lañ ca tëj ne ko yaa ne da nga xas gendarmerie kon munoo wax on peut pas faire table rase ñu ëwale wala ñu fàtte wala bogal li fi xewoon ne nañ ko fàtte nañ ko nëppal ñu repartir à zéro et pour que charte boobu dox il faut que parti yëpp ànd ci ak bonne foi te gëmuma ne signature Macky Sall wala kaddu Macky Sall joxuma ko crédit parce que musut wax lu mu def musul signer lu mu topp kon kooku waxam wala kàddoom duma ko jël pour argent comptant. fekk si daal Ousmane Sonko ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci charte boobu. fekk si wu ma ko mais comprendre naa li mu wax te d'accord naa ak moom xëy na la mu wax man waxewu ma ko noonee mais moom li mu wax position bi mu taxaw ànd naa ci ak moom. d'accord dañuy ñëw rek desandi ci li nga xamante ne nii mooy manifestation bi ngeen woote. le 10 incha allah muy tombeek vendredi ndax yaakaar ngeen ni di ngeen am soutien wu population bi vu li fi jot a xew yëpp wax nga ko léegi ba ay nit jot si ñàkk seen bakkan. mais oui amul sénégalais bu dundul injustice ku ne nag moom sénégalais bu nekk sa responsabilité bopp nga mun a jël ku dundul injustice mun nga toog sa kër mais ñi dund injustice dinañ génn manifestation bi dina jaar ci yoon vous verrez le monde entier sortira. Et quels sont les critères de la manifestation? Manifestation amul critère benn place la ñuy jógee muy buntu université dox jëm buntu assemblée nationale. Et invité nañ ci Sénégalais yëpp convié nañ ci Sénégalais yëpp chaque Sénégalais dafa war a jël responsabilité am ñëw ñu xeex cette justice qui est manipulée par l'exécutif loolu kese la loolu moo ko wund peut-être que kilifa à notre niveau c'est l'élément déclencheur mais les réalités font que Sénégalais bu ci nekk yaa ngi subir injustice suba boo yeewoo et que loolu lañ bëgg mu dakk dañoo bëgg bi yoon ñu dagg le cordon ombilical de notre justice bi nga xamante ne mi ngi nàmp exécutif bi di ko tette te la mu koy meew moom koy toqantal baaxul loolu lañ bëgg mu jeex moo tax il faut que Sénégalais yi génn massivement ñu ñëw ñu ñëpp ñu àndandoo xeex pour que cette justice am son indépendance. D'accord. ñu desandi tuuti rek ci li nga xamante ne nii mooy député yi wax si ñoom tuuti député yi nga xamante ne nii levé woon nañ seen immunité parlementaire bu yàggul dara ndax am ngeen benn information si ñoom comme quoi que ñu ngi ci biir dëkk bi wala nekkuñ ci biir dëkk bi. aw ñu ci benn info comme ni ci Sénégalais yëpp ñàkkee am info mais foofu rek moo lay yow kay fi mu ne nii dëggalaat nga sax beneen raison bu tax Sénégalais yëpp war a génn vendredi 10 incha allahu rabbi parce que munoo comprendre. biñ ne Khalifa Sall la ñu lever immunité parlementaire am ak tëj ko ci kaso bi motul 10 jours Sonko lañ bëggoon def mu narul woon mat juróomi fan député yi bokk APR depuis 3 mois ñi ngi traîner cette affaire xam nga loolu yoon jàng na fa foofu loolu rek misaal la buy wane ñengum yoon
kon amul sénégalais bu buggul cette affaire de visa et de passeport diplomatique et de ay mariage yu falsifié ak yooyu leer ña ca taqee dañoo bëri maire ya. biraloon nañ ci sax ay mbirum góor jigéen si biir. oui ay mariage góor ak góor mariage jigéen ak jigéen yëpp am na ci donc loolu bëgg nañ mu leer te dañ ko yàkkamti amul sénégalais bu yàkkamtiwul loolu mu leer léegi lu tax état du Sénégal di ko nëppal loolu rek jar na manifester. boobaag léegi dégguñ dara si ñoom xamuñ. loolu rek jar na manifester laa la wax kay. loolu rek jëmmal na dëggal na suñu bëgg a doxub ñaxtu et wax naa la ko sànq du rek mbirum kilifa moo tax képp kuy subir injustice et que jàpp naa ne Sénégal suba ba ngoon jot boo xëyee ci ay injustice ngay dal aujourd'hui regarde ce que les chauffeurs sont en train de vivre ñi ngi grève seen interlocuteur nee na moom du waxtaan ak ñoom can ni ñoom ni mu bëgg a waxtaanee lay waxtaanee nee na leen bu ngeen bëggee ngeen grève su ngeen bëggee ngeen liggéey loolu responsable la kooku loolu la ñuy xaar ci ministre. mais yaakaar nga ni aussi transporteurs yi ministre Mansour Faye war na leen woo ñuy bañ a wuy ji. non woowu leen anam ba mu leen war a woowee. anam la leen waroon woowee parce que ñëpp a war a bokk toog Mansour Faye amul décision bu muy jël. mais moom nee na ay naataangoom ñoo ko chargé que mu waxtaan ak mu dalal ñi nga xamante ne nii ñooy kuréel gi ci ay turu naataangoom la leen di dalalee. mais loolu moom ay kàddoom la xam nga ku gëmul kàddu Macky Sall doo gëm kàddu Mansour Faye mbuuroo ko farine la rek mburu foofu ko farine la 6 ak 9 lañu rek kii mooy l'enfant gâté de la République ñu jox ko ay plein pouvoir jox ko xaalis jox ko lépp il fait n'importe quoi dans ce pays mu def lu ko neex yore suñu budget bi benn moment yor na fi 3/4 du budget lu ne mu ngi koy def boole ci nag ak wax boo xamante ne ak ay réponses yoo xamante ne yu saf lay doon ci jëm ko ci askanu Sénégal. dafa mel ni sax transporteurs yi dañu sës on peut dire. waaw mais dañuy sës te Sénégalais yëpp ñun ñëpp bu ñu leen seetaanee ce secteur day dee il faut que ñun ñëpp ñu àndandoo man koo xam ne ce que les transporteurs liñ nekk di xeex bu ñu leen ci comprendre wu jàppale leen ci duñ mës a obtenir gain de cause amul Sénégalais bu musul xëy dajewoo ak policier di laaj weccit wala leneen chauffeur. amul Sénégalais bu ne fekkee woo loolu ma xam ne yow loo neex nga nekk di wax. mais conditions yi transport bi nekkee seen licence yi seen nangam yooyu yëpp dañoo bëri dafa bëri ay jafe-jafe il faut que ñu saafara jafe-jafe yi. d'accord liggéey bi ni nga xamante ne nii noonu la tàggatémbee si ñeneen ñi est-ce que ci caat noonu la mel. ban liggéey. liggéey transporteurs yi ñàkk a liggéey. dem beeg dikk bi taxaw si ñëpp la tar bien sûr si ñëpp a ko ressentir. le transport c'est un secteur boo xam ne bu amee problème amul ku ko dul yëg même ñi am oto sax dañ koy yëg parce que di nga romb nit mën na la yóbbaale moom kon. bu jafe-jafe oto amee dem ak dikk amee mobilité urbaine su amee problème amul sénégalais bu ko dul yëg ñi am oto sax ñooy gën a sonn parce que di nga bugg yóbbu nit wala nga taxaw wala nga ak fi réew mi toll wóoratul. nit ñi wóolootuñu kenn wóolootul kenn. ñëpp a ngi moytu ñëpp a ngi def leen da ngay am vite donc amul ku yëgul jafe-jafe boobu. d'accord parce que imagine école bi taxaw na élèves yi mënuñu jàngi. économie bi taxaw na nit ñi mënuñ dem seen bureau yi nit ñi mënuñ def leen. yaa ngi leen di dégg ñoom ñu ngi romb ak seen ay cortège ak seen i 4x4 vitre tente yéegal seen ay vitre romb ñuy dem. voilà. d'accord bëggoon naa également Thiat ñu waxtaanee li nga xamante ne ni jot na fi xew ñëpp àddu si du moins mu nekk coowal Miss Sénégal bi ban jàngat nga ci am yow personnellement. bon il faut que loolu ñu régler ko il faut que ñu régler parce que quand même mënuñu nekk depuis Sénégal ba léegi chaque fois ñuy nëppal ces histoires de Miss machin blabla. Cette fois-ci, on s'attend à ce que les autorités prennent leurs responsabilités et nous élucider cette histoire de Miss parce que ay promotion canapé ay yooyu dañ ko yàgg dégg jigéen ñi di ko ñaawlu ak di ko waxtu ak di ko ñaxtu fii ci mim réew te ba léegi jëlaguñ ci décision ca war xam nga nee naa la Sénégal on a plus de femmes que d'hommes réew moo ëpp jigéen su jigéen ñi amul suñu leen joxul fulla ak gëdd bi war réew moomu du mës a dem. Tant que la femme n'est pas placée au cœur même de nos décisions politiques au cœur parce que il faut nga comprendre que réew mi ñu nekk jigéen ñee ko yor neexul mais mooy dëgg ñun ñëpp góor ñi jigéen bu fi am noo melokaanoo ñun góor ñi ñoo la ko teg te loolu moom mooy liy dëgg. mais ndax yaakaar nga ni affaire bi dina am mucc. ci loolu ñun góor ñi. ñoo teg jigéen ñi seen jafe-jafe yi ñuy dëkkee. ñun ñoo leen di noot ñun ñoo leen abusé. ñun ñoo leen di jaay doole ñun ñoo leen di xoqatal ñun ñoo leen di sonal ci biir kër te réewu Sénégal da ngay gis kilifa gu yeewu jox junni sa jabar soo wàccee fekk fa añ fekk fa reer te yow junni nga ko jox ak fi jafe-jafe réew mi tool xam nga ne yow junni bi nga ko jox matul loolu naka la def ba dëbbal ko naka la def ba yar xale yi naka la def ba
jox la nga lekk toppatoo di yëpp non attends les femmes il faut qu'on les respecte dans ce pays-là et je pense que un Sénégal bi ñu toll mënul dem tant que la femme joue sa partition et la partition de la femme est la partition la plus importante parce qu'elles sont majoritaires kon nañ élucider cette affaire c'est une demande sociale il faut que mbir mi nii leer. d'accord tey rek ci suba si gis naa suñu ay naataangoo ñu daal di biral ci seen ay page Facebook ni fan la mbir mi toll ana Amina Badiane mu mel ni dañ koy nëkk-nëkkal ba léegi ñëpp di laaj ndax affaire bi dinaa mujj. waaw mais moom laa la wax toujours rek xam naa ne ñu ngi seet nu ñu ko oowee jox ko ndàmpaay wala jox ko ay waajuram wala yooyu na ko waajuram bañ buñ nangu ñu corrompre leen buñ nangu ñu noppiloo leen bu ñu nangu ñu wax leen dig leen wala ay def leen affaire nga leen noppi leen wala nangu parce que ay mbirum viol yàgg na xew ci kër yi ñu koy nëpp nëppal da ngay gis nijaay bu tëddee jarbaat da ngay gis keneen ku defee naka noonu mais bu bële dañ koy nëpp nëppal c'est un sujet très tabou au Sénégal alors que dañ ko war a wax fësal ko ña cay def yenn ñu daan leen je m'adresse à la famille s'il vous plaît laissez votre fille se battre accompagnez-la bu leen nangu ñu ger leen et que cette histoire dafa war a leer. dafa war a leer récemment rek am na benn télé bu doon publier mu ne Fatima ci boppam doomam instant bi dafa am ñu ko bëgg a adopté Sénégalais yëpp nag ne Fatima bu mu joxee doomam loolu lañ ko xelal yow lan nga koy xelal en tant que frère. bon sincèrement je ne sais pas si nit ki fu mu toll ba war a bëgg a jël yenn décisions yi moom rek la incombé li ma mun daal mooy ne nañ situer les responsabilités xam ñan kan moo ko sàkku. yoon jël ci ay responsabilités am daan ko la mu ko war a daan moom nag relation am ak doomam ni mu ko mën a téye ni mu ko mën a téye tant que xaw ma ko wala maîtriser wu ma ko mënuma ci avancer trop. d'accord bu weesoo li nga xamante ne ni yëpp jot nañ ko fi waxtaanee xëy na caat am na benn sujet bu ko tenir à cœur boo xam ne bëggoon na ko partager ak sénégalais yi wala lenn ci manifestation bi ñu waajal loo xam ne bëgg na ko waxtaanee. waaw li ma bëgg a wax rek mooy na chaque sénégalais jël sa responsabilité toll nañ foo xam ne ci réew mi responsabilité rek moom moo ci génne ku nekk assumer li mu war a def. ku bàyyi réew mi doxee nii muy doxee da nga nekkal jàppal ne complice la kon nag manifestation bi ñu woote du pour man du pour kilifa du pour Modou du pour Pathé pour askanu Sénégal bi yëpp la ñu libérer suñu justice parce que mbir bu dëngee dañ koy jubanti nañ jubanti suñu yoon mu tegu ci yoon loolu lu leer la et puis moo tax ñu ngi woo ñëpp le 10 ñu génn ñu jëmmal bés boobu et marquer le temps dans l'histoire qu'à un moment donné les citoyens sénégalais se sont levés pour demander l'indépendance de leur justice. parce que bu ñu bàyyee mu continuer ku ne daluma rek ku ne saful rek daf fekk na yow laalewu la bés bu la laalee di nga xam ne indépendance de la justice mooy tax démocratie dox ci am réew. maintenant di wax ne local yi ñëw nañ choisissez vraiment vos maires ku ne xam nga maire ba nga yoroon lam def ca gox ba nga nekk ndax lu baax la wala lu bon la. bu dee dafa laaj nga sanctionné ko bu dee dafa laaj nga tabaat ko bu dee dafa laaj nga keneen ku gën seetal kan lay doon te na nga ko voté sur la base d'un programme et loolu dafa am importance. d'accord laataa ñuy tëj rek bëggoon naa la laaj tuuti ci li nga xamante ne nii mooy kàddu yi Gaston Mbengue biraloon jëmale ci Barthélémy Diaz bëggoon nañ la si dégg nga nga wax ak askan wi lan moo si sa xalaat parce que moom d'après ni mu expliqué li mu bëggoon wax li mu wax du moins ak ni ko sénégalais yi jëlee du benn est-ce que yow ni ko sénégalais yi jëlee nga ko jëlee wala moom comprendre nga ko ci ay propos am. non Gaston man du topp dara wax naa ko ba pare Gaston fi xelam toll la waxee xam nga nit aussi boo waxee sa xel xam nga ñun par exemple espace bi dañuy jàpp ku fi toog di wax rek ñu teg la benn kàngam wala benn borom xam-xam wala nangam au début loolu la woon la télé faisait rêver le journalisme faisait rêver les animateurs faisaient rêver parce que da nga daan nekk élève sax ñi def journal de l'école ngay jàng di am yenn affaire mais maintenant c'est ouvert c'est libéral tout le monde peut l'être ku nekk mën na ko doon ku nekk mën nga jaar fu la neex donc génn télé léegi doonatul koo xamante ne par forcément dafay doon expert ca mbir ma muy toog di wax ku ne chacun a le droit à la parole aujourd'hui et c'est comme ça c'est une démocratie noonu lépp libéral maintenant nit ci li mu wax da nga koy jugé foofu la xelam toll moo tax Gaston xam nga moom nag bu ñuul la rek loo ci am ci soow jëlal donc man merewuma ko baal naa ko moom li mu ci wax man ne maa ko njëkk a baal d'accord mais nag du moom parce que moom xam na ne dara du ko ci fekk xam nga Sénégal bu la leeral na yow caat nga tudd mu leer na lépp looy wax da nga koy calculer parce que am na noo koy waxee article 80 dal sa kaw procureur autosaisir mais bu la leeral ne yow Gaston Mbengue nga yow Aliou Dembourou Sow nga yow Penda ma newoon ca Fouta ba nga yow keneen ak keneen nga yow ku nekk ci nguuru Macky Sall nga doo faale loolu
lu neex nga yow parce que xam nga ne du mujj fenn. d'accord ci loolu laay ñëw mu mel ne méthode bi ñu jël léegi mooy ku ci nekk da ngay wax li la neex rek soo paree daal di defaat vidéo ne yaa ngi baalu ak ñëpp après lépp dañ koy bàyyi mu sedd ban jàngat nga ci am. waaw mooy li ma la wax rek procureur moo amul njëriñ ci Sénégal bu amoon njëriñ am na lu bëri lu mu war a autosaisir parce que Gaston quand même li mu wax c'est l'apologie de du génocide la du sax ay problème ethnique mais génocide la woote da nga nañ taal gaz yi suñu taalee gaz yi dara dikk loolu génocide la et c'est de la xénophobie en réalité xénophobie la te loolu gën a graaw te moo gën a mën a gaaw taal réew Gaston li mu def dafa laal le Sénégal dans son tissu social mu jël ciseau xotti tissu social bi loolu dara gën ko graaw ci am réew te bu ñu sévirul tey nee naa la c'est la 3e fois Penda génn na ne ku dul pël doo fi dara olof yi du ngeen nangam. Aliou Dembourou Sow génn ne ñun pël yi nañ leen jël suñu ay jaas yi ak suñu ay fetal protéger notre président ku ko fi laal ñu gor la wala ñu rey la. jóge ci loolu kii ne Madiambal Diagne ne li xewoon ci mois de mars ay rebelle la woon ñoo génnoon jógee Casamance su waaja toti Moussa Cissé Lo ne Sonko rebelle la booy ay rebelle lañ ay nangam. kii génnati wax ne ñii nañ leen def nangam mais ba léegi gisoo procureur bu autosaisir amul ne. ba si kàddu yi nga xamante ne sax nu mu tuddati sax maître El Hadj Diouf daal dina koy jël moom it teg si ndoddu imam yi fi nekk ne ñoom ay jihadiste lañu yooyu yëpp ba imam sax jotoon ko tontu. moom laa la wax. ñoom seen ay discours ñooy taalum réew léegi nag ñi wut pacte pour la paix charte pour la paix xam nañ ñan ñoo violent xam nañ ñan ñoo violent nañ dem ñu wax ak ñoom. loolu moom mooy dëgg. yenn saa yi nag dañuy bëgg di sukkandiku ci li nga xamante ne nii mooy suñu commentaire ay internautes parce que pour ñoom rek aussi ñuy gis seen bopp ci li nga xamante ne nii mooy liggéey bi ñuy def tey dañu biral ne président Macky Sall dafa yokkal généraux yi ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci kaw ay seen barre de retraite da koo yokk ñenn ñi 1 an ñenn ñi 2 ans ñenn ñi dañuy wax naan est-ce que président Macky Sall amul lu muy lal wala est-ce que bëggul weetoog ñoom ban jàngat nga am ci loolu. manœuvre politique moom lépp lu muy dox manœuvre politique la am na lu mu ci wund xaw ma ko nag mais manœuvre politique la du ma ci perdre sama temps Macky sa politique elle ne m'intéresse pas. d'accord li ma seq ak moom xam nga mooy lan mooy réew mi donc moom réew mi nag ñorut ko moom politique moo ko ñor. le moment venu les Sénégalais nañ jël seen ay responsabilités voilà. d'accord am internetu Dakar Buzz alors comme ni ñu leen ko diggee woon rek dinañ leen seetal képp ku nga xamante ne nii acteur nga ci biir dëkk bi moo xam ngay activiste wala ngay politicien ngir waxtaan ak yow ci en général ci li nga xamante ne nii mooy secouer société bi tey nag Thiat lañ fi dalaloon dañ koy bàyyi rek mu daal di li tàggatoo ak yéen ngir ñu tëj. waaw ñu leen di ziar di wax ñëpp jaa ngeen jëf di balu ak ñëpp di fi nekk di wax Sénégal ci kaw ci kanam. d'accord di leen jaajëfal yéen tamit di leen jox dig daje beneen yoon ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.